mu nga ak waxtu wi jot na ma dellu di leen dalal jàmm ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb ba lu ciy gën a fës bokk na si jigéen ñuy jaay seen bopp ñoom ñooñu nag daal dinañ leen di jël en charge ci institut d'hygiène sociale bu rek hôpital polyclinique bu Médina nekkee file ci Ndakaaru. Abdou Diawo di apprenti tailleur condamné nañu ko juróom benn weeru kaso moom nag waajuram bu góor bu ay atam toll si juróom ñett fukk ak ñaar la dóor yu métti loola gannaaw rek ba mu koy tere xeesal bi mu të mu ne ko nag du dëkk ak góor bi xeesal li ni mel moo indi rek ñu wéccante kaddu yu ñagas tax rek tëkkuwante jib sa laata muy lekk yëkki loxoom teg ci kaw waajuram bu góor. Intoxication alimentaire bu am ca université Alioune Diop bu Bambey dinañu si yàddu gannaaw ba mu jaaxalee loolu askan wi am na sax ay xibaar ya nga xamante ne nii jot nañu ko ci li ni mel dinaa leen ko yaatalal ci kanam tuuti lay doon. Arona Ba placé nañu ko en garde à vue depuis àllarba ngir mbirum chantage sexuel ak sextape moom moomee nag nekk gardien de but ci ay see xandaalu bu yëmbal ay enquêteur DSC recensé nañu lu toll juróom-ñetti fukki doomi aadama ya nga xamante ne nii ay victime am lañu. Coordonnateur communal lu Alliance pour la République di APR ci gàttal ca Njaarim Limamoulaye di Abdou Sène daal dinañu koy def membre au conseil des collectivités territoriales gannaaw rek génn àdduna ba maire bile di bay di sëy si noonu nag yëkki na ay kàddu diggéem yu njëkk dinaa leen ko jottali ba tey ci bu ñuy yaatal yi lee xibaar. coowal Miss Sénégal 2020 bi tàmbale naa jural ay musiba comité d'organisation ba seen benn partenaire buub na ay bagaasam daal di leen di wan gannaaw kookee kan la dinaa leen ko xamal waaye it ay révélation yu jéggi dayo mu nga cay juddu gannaaw ba si ku nekk di ci yëyee di yàbbi yeneen ni mboot di cay sulleeku ku ci mel ni sax Nathalie Dia di Miss Sénégal ci atum 1992 daal dinay addu ci scandale bu am ci Fatima Dione Miss Sénégal 2020 bi moom nag ay xalaatam daal dina koy dëxëñ xaatim ko daal di koy fësal la mu ca xamle yëpp ci na mu gën a gàttee dinaa leen ko jottali. Miss Saint-Louis ba tey ci atum 2020 di Oumy Diop moom it yëkki na ay kàddu daal di xamle ni daal mënula expliquer la mu dund ci comité bi gannaaw rek ba mu xamle sax mbir yu doy waar moom moomee sax ndekete dafa ëmboon ba am na doom bu am ñetti weer ab ministre moo ko ëmbal loolee yëpp bu yembee ñu toftal ci xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe mbokk yi loolee mooy tënk yi ngeen taaxir lu nees tuut gannaaw bàkk bi mu ànd ak yéen ci faram fàcce wi. mu nga ko bàkk ba jib na ma leen ko diggee woon laa koy daal di defee nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñuy teewlu seen i xibaar fii ci Seneweb jigéen ñay jaay seen bopp jël nañu leen en charge ca institut d'hygiène sociale bu hôpital polyclinique bu Médina nekkee file ci Ndakaaru ci centre rayukaayu ba jaayub sa bopp boobee répertorié nañu fa lu tollook ñeenti junne ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñaari professionnel yuy yëngu ca boobulee métier ca ñoom bokk na ca benn maire bu ay atam toll si juróom-ñaar fukk bu ne daal anam bu métti ba ko famille am doon dunduloo daal moo ko dugguloo rek si métier jaayu sa bopp foofee nag ñu leen di suivre ñu duppee ko centre IST maanaam infection sexuellement transmissible mooy centre bu ñu njëkk samp file ci Sénégal ngir traiter prostitution bu légale législation bi nag dafa santaane ngir ñuy jaay seen bopp rek dem bindu fa mën a am carte de travail spéciale di dem weer wu yàlla sàkk di def visite simple lu ko dalee weeru janvier nag ba weeru novembre ay service d'hygiène sociale bi délivré nañu lu tollook ñaar téeméer ak fanweer ak benn carte yu bees. Abdou Diaw di apprenti tailleur condamné nañu ko juróom benn weeru kaso moom nag daa dóor waajuram bu góor bu ay atam toll si juróom ñett fukk ak ñaar ba gaañ ko tax mu jëlee ca rek certificat médical fukki fan si noonu la fa rek pa bi dal di xaatim ab plainte jubali ca gendarmerie bu Kokki yóbbu ko fa ba noppi xamal leen ni daal Abdou Diaw doomam la waaye daal doxalinam ñëpp la yéem te rek da ko humilier ci famille am di la mu mënatul muñ tax daal mu wax ko lu dul benn yoon du ñaari yoon ngir mu bàyyi xeesal ga muy def ay nijaayam it wax ak moom waaye teewul mu wëyandi di xeesal si noonee nee na la ko xamalee nag ni day génn këram ndaxte moom du dëkk ak góor bi xeesal nee na doom ja tontu ko ne ko nag ëppale woo ma del na ci kër gi kenn mënu ma fay génnee ba noppi daal di koy tëkku ne ko
rek dinaa jël sa bakkan boo jéemee jël caabi sama néeg wala changer rek li nga xamante ne ni moo di serrure bi. ci noonu paa bi de nag mu mer tax mu riirali ko doom ja daal di koy rañaan ak wekk ba mu ko fëgg ca sikkim mu dal di daanu mu dal di wekkaat ko ci biir ba nee na rek bu nekkul woon nit ña da ko doon rey mu xamle ko moom paa bi ma fàttali leen ay atam si juróom-ñett fukk ak ñaar la toll. xibaar bu bees am na ci enquête bi ci série de braquage gañu doon nemmeeku ca diwaanu Mbour gendarmerie nationale am na ñamu jot a teg loxo ca gang boobee nga xam ne fukki def ko ñaawteef ak juróom ñoo ca boot ñoom ñoo ñee sax ñoo attaqué woon ak ay ngànnaay usine China International Water and Electric Corporation bu nekk ca Sindia. brigade de recherche bu Saly sax jot na teg loxo juróom-ñeenti bandi ya ñu présenté démb ci alxames gi ci suba ca kii di procureur bu tribunal de grande instance bu Mbour ubbi nañu si it enquête ngir teg loxo ñeneen bandi ya nga xamante ne ni ñoom ñoo daw rek ñam seeni ba tànk. intoxication alimentaire bu am ca université Alioune Diop bu Bambey jaaxal na askan wi bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar ya ñu jot lu ëpp juróom-benn fukk ak juróom-ñaari étudiants consulté nañu leen ca service médical bu UADB restaurant ba ñuy wax nag Europe moo sabab lile di situation ba ñuy dund lu ëpp ñaar téeméeri étudiants ñoo amee intoxication alimentaire ca université Alioune Diop bu Bambey ci diggante altine jàpp tey jilee du samay kàddu Pape Abdoulaye Touré moo ko xamle ba loolu weesoo sax la si prox ndol sax di fàttali ne lekk gu bon gi daal dafa mës a doon problème ci université publique yu nekk file ci réew mi yëpp ndaxte rek lim gi ci nekk dañoo bëri lool. Arona Ba placé nañu ko en garde à vue depuis àllarba ngir mbirum chantage sexuel ak sextape mu nekk gardien de but ca ASC Xandaalu bu Yëmbal ay enquêteur u DSC recensé nañu juróom-ñetti fukki victime ya seen at toll ci diggante fukk ak juróom-benn ak ñaar fukk ak benn ak même limu vidéo yi ci téléphone Arona bi mu am nag bac L2 di ancien étudiant ca ENO bu Guédiawaye. Arona ay atam toll si ñaar fukk ak juróom dëkk cité Sonatel bu Malika ci réseaux sociaux yi daal la doon defee ay ñaawteefam depuis atum 2019 di créer ay faux profilu jigéen ay vidéo yu ñaaw yamu yor la doon sukkandeku nag di leen di laaj 30 000 ak 40 000 francs CFA yenn saay sax mu ne ñu tëdd ak moom suñu bañee mu jël seeni ay vidéo daal di koy yónnee kilee di Kocc. Julla bile di ABND dëkk ca cité des impôts et domaines ca Patte d'Oie di yëngu ci wàllum njaayu ba karo teg nañu ko loxo ngir escroquerie moom sax porté nañu ko plainte yu bëri lool bu ñu sukkandikoo ci fichier police bi ab professeur université ak ay homme d'affaires rek dóor na leen ci njuuj njaaj yamuy def saa su jotee nag xaalisu benn commande day ne fes dootoo ko gis dootoo ko mën a joti téléphone waaye nag rëcc na nit ñi waaye rëccul police gannaaw ba ñu ko tegee loxo ba mi ngi jamono ji may waxee ak yéen ca Rëbës. ba tey ci xibaaru bés bi fii ci Seneweb coordonnateur communal Alliance pour la République di APR ca Njaareem Limamoulaye di Abdou Sène la ñu def membre au conseil des collectivités territoriales gannaaw génn àdduna ba maire bile di Baydi Seye mu bokk nag ci militant yu jiitu ci parti présidentiel bi. Abdou Sène digge na ni daal dina topp ay tànkub naataangoom bu génn àdduna ngir matérialisation gouvernance territoriale participative foofee ca diwaanu Géejawaay. leneen Miss Sénégal 2020 Fatima Dione dund na kawteef ci missam wile moom moomii nag ci ëmb sax la nekkoon ba am na doom jamono jile doom bu góor ba am juróomi weer moom moomii xamul sax papaay doom te nag ndax nee ne dañu ko daal di daal violé te xamul na mu demee mel ni dañu ko drogué daal di koy rek siif waa comité d'organisation Miss Sénégal nag àdduna ñu cay seetal seen der gannaaw ba mu ne kile di Seydina këram la ñu ko sàkkoo ndax bés boobee yóbbu wuñu ko ca hôtel ci kër lañu ko yóbbu di lu ñu musta def. Seydina tontu na si daal di xam le ni daal kii di Ndeye Fatima mësula tëdd ci kër te ñaari miss la ñuy boole ci néeg ba mu noppee nag la ko Amina feelu xam le ni daal bu dee lu ñu wax loolee la ñu leen def kon de ñàkk nañu fayda tey naan nag fii ku ñu fi violé yow la neex di kàddu ya nga xamante ne nii sax ñu bëri rafetlu wuñ ko donte rek ba muy wax xol bu jeex la àndal. coowal Miss Sénégal 2020 bi tàmbali naa jural ay musiba
comité d'organisation bi Amina Badiane nag kaddu yamu yëkki ni ki démb ne ñu violé rek yow la neex ñu bëri dañu ko caa ŋàññi li ni mel coûté na cher comité Miss Sénégal bi gannaaw ba ñu ñàkkee seen principal sponsor di CFAO Motors ci ab communiqué nag bu mu biral ci page Facebook am concessionnaire ba daal dinay ñaawlu kaddu yu présidente comité bi yëkkati ci noonu ne la xam leen ni daal kaddoom yi dëppoowuñu ak suñu ay valeur ba tax na décidé nañu dàkkal daal seen partenariat ak comité Miss Sénégal te jëlaat nañu seeni ay oto yëpp li ni mel nag direction générale ba moo ko xamle. ba tey ci mbirum Fatima Dione Miss Sénégal 2020 mu ñu violé ba noppi ëmbal ko mbir mi nag yoon dugal na ca loxoom gannaaw ba procureur de la république jëlee dossier bi en mai ab autosaisine sax mi nga cay xeeñ ak entrée en jeu wu sûreté urbaine wa ila DSC lenn nag la ñu xam mooy di daal Fatima ëmb na ba mu nekkee Miss Sénégal am na doom bu góor waaye xamul anakan mooy papaay doom ji ndaxte nee na xamul rek naka la mbir ma demee. comme ni ma leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi Nathalie Dia di Miss Sénégal ci atum 1992 àdduna ci scandale bu am ci Fatima Dione Miss Sénégal 2020 moom nag la mu xamle moo di depuis ba comité Miss Sénégal amee Miss yi dañuy toppalante waaye nag duñu niroo ndax ku si ñëw rek ak sa ba melokaan ci noonu mu ne comité bi tey mu ngi ci ay yoxo jigéen bu jàmbaar buy jéem a jox cachet bu particulier ci élection Miss Sénégal ba tax na dañu ko war a encourager ci bile initiative Nathalie nee na lu Miss Sénégal dund da ko fàttali lu bëri ndaxte moom ci jëmi boppam jaar na fu métti lool gannaaw loolee la ne mi ngi wax kii lee di Fatima Dione ne bu Miss bu nekk toogee tey di wax la mu dund rek ba mu newee Miss askan wi dinañu am mbettaange si nu yenn wi diise si dund beauté sénégalaise xale bu jigéen buy xaar lépp ci àdduna waaye nag du ay violence animosité ak ay rek abandon ba tax na da koy ñaax daal mu jógaat forlek lu nekk ci yoonam yëpp def ko ngannaayu dundam te da koy ñaax tamit la ko Miss Fabienne Felio ñaaxoon di si rek lépp lay def xalaatal sa yaay si boo koy def mu xam le ko moom Nathalie Dia nekkoon Miss Sénégal ci atum 1992. ci mbirum Miss Sénégal 2020 lay des ak yéen ba tey réaction Aminata Badiane di présidente comité Miss Sénégal si rek lu mu ne ku ñu violé yow la neex gannaaw ba ko waajur bu jigéenu jeune faticoise bi tuumalee jur na yi réaction yu bëri lool ci page Facebook am ancien député bi lee di Thierno Bocoum di tamit leader Agir daal dina cay rek addu di ñaawlu ba fu ñaawlu yem yooyu lee kàddu Amina yëkkati ne rek du wax bu responsable gannaaw loolee jot nañu tamit xibaar ne ay internautes ak organisation Ladies Club Sénégal lancé nañu benn pétition ngir exiger ñu retirer licence comité Miss Sénégal. Jamra tamit daal dinay dénoncer kaddu yu organisatrice Miss Sénégal yëkkati ci noonu la ne nag mesure bu gën a urgente bu état war a jël mooy rek jël ca na mu gën a gaawee licence boobule organisation ndaxte mérité wu ko ba noppi yóbbu ko ci yoon ngir apologie au viol tey nan nag it ki di procureur na si ubbi information judiciaire ndaxte lépp la ñu war a leeral ci scandaleuse organisation Miss yile di Miss Sénégal mu xamle ko moom Makhtar Gueye bu Jamra. Miss Saint-Louis ba tey ci atum 2020 di Oumy Diop yëkkati na ay kaddu dal di xamle ni daal mënula expliquer la mu dund ci comité bi da see dund lu tar lool ci ñu ne nag la tuure ay ronkoñ tey naan yaakaar na ni procureur dina woo Miss yëpp daal di leen di enquête Khoudia Faye di ab internaute bokk koñ Miss Saint-Louis 2020 xam ne leen ni daal Oumy Diop daa démissionné ndax ëmbam bi na ko wax ndaxte rek waxtu wi jot na te sax jamono ji am na doom bu am ñetti weer waaye nag xam na papa ji ab ministre la di xaritu tamit Amina Badiane muy présidente comité organisation Miss Sénégal gannaaw Miss Saint-Louis 2020 Miss Matam 2020 nee na nag kile di Amina day lekk xaalis daal ci seeni ndodd ñoom Miss ya ba mu noppee Miss Kolda 2020 di Awa Diallo daal di koy feelu ne amul kaaraange comme ni ko Amina waxee te Miss yi dañu leen a dakkoon ca hôtel ba ak rek seeni ay valise ñu nekk ca mbedd ma taxaw du 100 francs maanaam ñaar fukki dërëm ba nga xamante ne nii kile di Amina jox na leen ko xoolul rek ndax am nañu la leen yóbbu am déet da la ñuy ñaawlu.
noonu laa yokkuusee ci xibaaru tàggat yaram bu ma koy ndar keppe mbëru Sénégal yi soobu nañu bu baax a baax weer yu mujj yilee ci MMA bi nga xam ne nii nee nañu daal moo gën a dangereux Bombardier sax da see rëcc dëgg ci combat wam beeg Marius beneen mbëru Sénégal it di Kool bu Zap pensionnaire wu écurie Zap tamit baat nañu ko par KO ba arbitre ba mujjee nag arrêté combat ba ak nag nu boobulee combat doonee lu dangereux CNG daal dinay tere mbër yi ñuy bëre MMA lu gën a yàgg contrat ya ñu signé duñu ko rek honoré bu ñu sukkandikoo ci sunu làmb bu biral bi la xibaar mbër yu libre ci bépp obligation contractuelle la ñu limité ngir ñu participer ci combat MMA yi mbër ya ko bañ nag ay daan mën na leen see fekk ba tey bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot mu ngoog li laa leen indiloon tey comme xibaar di leen jaajëfal ci ànd bi safo bi ak teewlu bi dig leen daje ni ko ëllëg ak yeneenu xibaar di leen ñaanal kenn dalu jàmm ak salaam te di ko sàkku si yéen jàngeen jëf